leen ziaraat bu baax a baax poste premier ministre dañ koy indiwaat ci réew bu Sénégal ginnaaw ñaari at ak genn wàll bañ ko fi dindee projet de loi bi ñeel coppite yooyu la ci suñu constitution démb ca conseil des ministres lañ ko adopté buñ ca noppee dinañ ko yóbbu fële ci assemblée nationale en procédure d'urgence mu di ci atum 2019 lañ fi dindi woon poste boobu la ginnaaw élection présidentielle bi fi amoon kii di Ngouda Mboup nekk enseignant chercheur en droit public moom dafa jàpp ni dafay wane rek ni li ñu ñëwaat ci poste premier ministre dafay wane ni président Macky Sall dafa lajji ci dogalam ak politique am moom mu gis ni rek poste premier ministre daanaka dafay ñëw xaw a jaxase sax wala indi ay lënt ci élection locale ak législative yi nga xam ne moom la ñu fas yéene amal ci fan yi moom Ngouda Mboup moo nekkoon suñu gan ci Infos Matin ñu déglu ko. li changé mooy dañuy changé nature du régime parce que premier ministre bi mu dañee dañ ni régime présidentiel la ñuy indi mooy li xewoon États-Unis un système boo xam ni exécutif bi lépp président moo ko ŋànk léegi bu premier ministre ñëwee dañuy am n'est-ce pas un exécutif à deux têtes da ngay am régime parlementaire parce que da ngay am droit de dissolution da ngay am aussi possibilité pour assemblée nationale mu mën a daaneel gouvernement bi soo amee ñaar yooyu rek am exécutif à deux têtes da ngay am régime parlementaire loolu en général mooy changé ci li nga xam ne nag mooy ñaar fukk ak ñett ci ay donc tomb dañ koy laal. waaw boo xoolee contexte bi nga xam ni le contexte politique la moo tax réforme bi elle est politique parce que président de la république élection yi présidentielle bi di ñëw comme waru cee bokk moom aussi je pense que tey jii nii am na lu nekk ci xelam kenn xamu ko nag mais indiwaat poste premier ministre bi day wan ni élection locale yi peut-être que mun nañ ko bëgg a soofal mais bu ñu ko soofalee aussi poste premier ministre bi bu ñëwee aussi mën na wan ne élection législative yi dafay amaat beneen gëdd parce que élection législative bu amul premier ministre nga gagné ko amul sens léegi bu premier ministre ñëwee boo ko gagné peut-être que opposition bi loolu dana leen mën a gën a aussi ñoom tamit ñu taxawaat ne bu ñu jëlee poste premier ministre mën nañ am cohabitation yenn réforme yi nga xam ne ñu ngi ko doon souhaité te président bi def ko mën nañ ko def avant 2024 mais beneen bi si topp aussi mooy président de la république même moom ci boppam am na nu muy taxawee wala nu muy tànnee premier ministre pour jël élection législative yi su ko gagné am na nu muy taxawee même su bokkul ci élection 2024 mën na nekk hors du jeu mais nekk dans le jeu. En tout cas lépp tout dépendra ci ki muy nommé le profil sera important bu ñu ko jàngatee ñu xool ko dinañ xam fan la na ma jëm mais ki mu war a nommé de toute façon bu ñu ko xamee dinañ ci mën a am lu ñu ci jàngat. ñu dem fële ca Ziguinchor foofu parti bi di Pastef nag am na ñenn ñu ca bokk danoo mer rawatina ay responsable ak militant yu nekk ca Kandialang nekk quartier bi gën a mag ca commune bu Ziguinchor ginnaaw jàkkaarloo bu ñu doon amal ak taskatu xabaar yi bokk na ci li ñuy naqarlu ñu ne li ñu jël ñenn ci ay nit yu bokk ci parti bi bokk ci benn famille ñu investir leen ci liste bi ñu bàyyi ay responsable yoo xam ne boobu ba léegi ñu ngi cay def liggéey bu am solo du ñàkk yeneen jotaayu xibaar dinañ ci ànd ak Boubacar Diassi ñu wax leneen muy campagne jënd ak njaay gerte bi ñu door tey jile ci Sénégal fàttali ni juróom fukk la ñu ne le kilogramme gerte boobule di jar kii di ministre bi ñu dénk wàllum mbay mi moom nag jàpp na ni bu ñu demee ba am daanaka juróom-ñaari téeméeri junni wala lu koy yées ci tonne ci gerte te lépp delluwaat ci usines yi mën na noo jàpp ni am nañu campagne bu baax Cheikh Diop lañ ci àndal ci ay leeral. lépp 1 million ak lu ko toftal ci ay tonu gerte nag ñu ngi koy xaar at wile mu ñeel 1 million ak lu ëpp lu toll ci juróom-ñetti junni tonne at wile nga xam ne nag moom la ñu génn mel nag mbir mi dafa xaw a wàññeeku ba ñu ko tekkalee ak at wile nga xam ne nag moom la ñu weesu mu mel ni nag taw li wàcc ci bàq wi at wi li nga xam ne moom la ñu génn bokk na ci li ko waral gouvernement bu Sénégal bëgg rek daal di teg njëgu gerte bi fa nga xam ne nag moom la nekkoon mu di juróom benn fukk ngir rek daal di moyu li nga xam ne nag moom moo ñeel mu jënteelu campagne bi ak itam concurrence ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di chinois yi taxe wi toll ci 30 francs ci li nga xam ne nag moom moo di kilogramme bi jàpp ne ba tey mi ngi en vigueur. Ils ont déjà def nañ programme boo xam ne pour 200 000 tonnes am nañ 47 milliards de budget déjà. pour ren oui bi ñu mobiliser donc pour mun a jënd. boo jëlee gerte xam nga daaw ñu ngi xaymaa woon bu ñu ko xaymaa sax après consolider nañ ko résultat final bi. maanaam gerte ñu ngi doon am 1,8 tonnes gerte la ñu am. ren ñu ngi prévoir 1,677 tonnes. loolu la prévision yi joxe. leneen li nga xam ne nag daal na ci am bokk na ci gouvernement bu Sénégal jamono yi nag bëgg a taxawee ci li nga xam ne moom moo di campagne njaayum gerte bi daal di rek maintenir li nga xam ne moom moo di capital semencier bi lu yees 50 000 tonnes gerte.
jërëjëf Cheikh Diop ñu ngi ñuy xamal ni ña yeewoo ca Parcelles Assainies ñu ngi amal ab manifestation bokk na ci la ñuy naqarlu ñu ne ndox ba leen seen eau di jagleel dara baaxu ca rax ca dolli weer bu jotee bu ñu jotee seen i facture dafay cher loolu. tey alxames bés bi ñu jagleel it xeex fitna gi ñuy teg jigéen ñi fii ci Sénégal li ñu nemmeeku mooy violence psychologique moom moo gën a bëri ci soxna yi te loolee am na lu bëree bëri lu muy jur ci ñoom ak seenub nekkin bés bu jot ci askan wi Ibou Diouf. ci wàllu xoxatal ñu naan ko violence psychologique loole nag ñu ne mën nañ ko nemmeeku ci ay anam yu bëri te wuute waaye li gën a leer mooy soxna yi ñoo ëpp liñ ciy loru. nga xam ne jigéen bi moom lay faral di jàkkoonteel si wàllu sëyam bi métti yu ëpp da koy accepté nag yooyu moom souvent du ko tuddee violence psychologique parce que daf koy jox benn justification aussi bien sur le plan religieux sur le plan social sur le plan culturel maanaam da koy moom day gën a mën a nangu waaye li ñu seetlu mooy am na ay type de métit yu muy yëg si ëpp solo yi nga xam ne moom moo si gën a métti moo si gën a tar ñuy wax abandon souvent abandon si fànn bu nekk abandon maanaam dëddu mais dëddu bi si gën a metti mooy dëddu bi nga xam ne daf ko dëddu féetewoo si wujjam bi. loole nag li ñu mën a jur ci wàllu jafe-jafe bëri na bokk na si nit ki dem ba dootul wóolu boppam. xoqatal googu noonu bëri na yàq yu mu mën a def ci biir nit dina waral nit xeeb boppam dina waral nit ñàkk a wóolooti boppam ci lépp lu muy dugg dina tax tamit nit nekk ci fitna wala nit dem ba dootul àndateeg sagoom. diggante violence psychologique ak violence physique maanaam ñëpp di xeet xoqatal daanaka li leen wutale bëriwul lu ni mel nag bokk na ci li gën a tax ñaawteef yi ñuy nemmeeku jamono ji gën a bëri rawatina ñu jëmale ko ci soxna yi. ca Diourbel fitna yooyu ñuy teg soxna yi tout tànk yi ak ñeneen tam yittal na ay mbootaay yu fa nekk ba tax ñu ngi ciy def seen kéem kattan lu ci mel ni Power to Youth moom am na benn plaidoyer boo xamante ni mu ngi ko fay def ngir fexe ba fitna yooyu le mu wàññeeku bu baax a baax ak xeetu méttita lu ci mel ni di jël xale yi di leen teel a maye ak lu ni mel reportage foofu Babacar Diouf. ndaw ñi nekk ci ñetti département yi nekk ci diwaanu Njaareem seen àq ak yelleef duñu sàmmanteeg moom bu baax te tamit dañ leen teg ay mettital yoo xam ne nii doy na waar. Bambey tànn bi mi ngi sokkeekoo ci problème yi ñu gis ci biir Bambey donc mu di maye yu teel yi ñuy maye ndaw ñi mu di ëmb yu teel yi xale yi di ëmb mu di mettital yi ñuy teg jigéen ñi dañoo seetlu ni daal nekk na ay jafe-jafe yoo xamante ni ñu ngi koy gis ci biir Bambey donc ñu gis ni jeunes yi association jeunes yi comme RENPES Bambey ñu ngi ci liggéey bu baax donc ñu décidé en tant que programme Power to Youth ñu ñëw doole liggéey bi nga xamante ni gouvernement bi mi ngi koy def structure étatique yi ñu ngi koy def. ñi ñuy wooyee père éducateurs yi nekk ci département bu Bambey nag ne dinañ ci xar seen tànk tubéy ndaxte loolu mën a jóge fii. si tamit buñ si demee ba pare ñu am benn feuille de route boo xam ne ni dinañ ko def pour au moins tey ñuy évaluer wala ñuy xool atelier bi solo si am buñ ko defee fii si Bambey en tout cas élus locaux yi lañ si àndal yi nga xam ne ni ñoo nekk ci département ak jeunes yi nga xam ne ni ñoo nekk dans le département de Bambey. ci àllarba ji lañu amal benn atelier de sensibilisation ak partage boo xam ne nii fexe nañu ba nee nañ dinañ wax ñi nga xam ne ñoom lañ fal ci bokk moomeel yi ñu gën a jël lii di àq ak yelleefu xale yi ci seen plan opérationnel de développement. xale yooyu li ñu nemmeeku fële ca boori Kolda mooy ñu ci bëri dañuy teel a bàyyi jàng ndax dañ leen di maye ak lu ni mel yeneen jafe-jafe bu ñu bëggee am kayitu juddu tamit nekk na lu jafe foofule rawatina ca diwaan ba ñu naan Sali Keñe nekk diggante Sénégal ak Guinée Bissau ngir xeex loolee lépp ñi yëngatu ci xeex ak yelleefu gone yi amal nañu ay activité ngir sensibiliser xale yi nekk foofule ak waajur yi tamit reportage Abdoulaye Diallo. mu doon ab tund yu féete ca frontière ba waaye mu bari lool ay xale yiñ fay jaarale ngir jëmale leen ci diwaan yi ci biir réew mi gox ba bari tamit ay xale yi fa dul yeggali seeni njàngum daray tubaab gox boobu mooy Sali Keñe looloo waral World Vision ji projet bi ñu duppee Jofa ñu daal di fa amal ay yëngu-yëngal la. Donc c'est une commune qui
de par son. gox la boo xam ne ci nu mu féete ci biir diwaan bi bare na li mu wund gox la bi nekk ci frontière bi muy commune bi ngay jaar pour jëm ca Kambaju mi nekk en Guinée-Bissau looloo waral suñu Joining Forces for Africa mënul woon bañ a yegg fii. Joining Forces for Africa de faire cette activité. mu doon occasion pour waa projet Jofa mi lëkkaloo ak lycée bu Salikégné ngir ñu ñaax askanu Salikégné ci wàllu métital yi fa xale yi di dundee. Il faut vous faire violence dans le bon sens. na ngeen métital seeni bopp bañ a teel a ëmb bañ a teel a bañ tamit ñu teel leen a génnee ca l'école bi. na ngeen gën a góorgóorlu ci njàng mi na ngeen di dimbale seeni waajur. na ngeen am ambition bu ëpp bu seeni waajur. À l'école, aidez vos parents. Soyez plus ambitieux que vos parents. Nous sommes des enfants du monde. ay ndongoy daara lañu yi dundee ci kaw gi waaye bëgg nañu am ay jàngalekat yu xarañ te lépp lu soxal wàllu xarale yu bees yi ñu bañ si fàtte ngir ñu bañ a des ci ginnaaw. Au concert des nations. Daabo doon beneen gox bi féete ca kaw route nationale numéro 6 foofa it amal nañ fa ay yëngu-yëngal ngir ñaax askan wa fa yeewoo ci wàllu njëriñu kayit juddu. ñu dem ca Mbour lu toll ci fanweeri taalibe nekk ca daara bu El Hadj Ibou Sakho ñoom ñu ngi leen di taxaw ngir ñu mën a am xëy ñu leen di tàggat ci ay liggéey yu bari lu ci mel ni wàllum mbay wàllum càmm ak yeneen projet boobu këru diine bi fare foofu ca Ngexoox mi ngi koy rafetlu bu baax a baax Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ñoo ñu teewal foofu ca Mbour. waaye ngir taalibe yi nekk ci daara yu nekkee Ngexoox rawatina daara Hadj Ibou Sakho ñu mën a am ci lu ñu tiyee loolu nag ministère bu yor wàllum liggéey ak formation professionnelle moo ko def fanweeru taalibe dinañ leen tàggat fexe ba nga xam ne ñu mën a am ay métiers yu ñu jàpp. suñu paree def recensement boobu ku nekk ñu identifier ban métier nga bëgg a def bu paree ci identification métier bi bu paree nañu defal formation bi nag suñ ko defee ba pare ba tàggal leen ba ku nekk am sa métier li des mooy lan accompagner leen pour ñu am liggéey boobu nag comme ni ma ko waxee mën na nekk liggéey boo xamante ne c'est un emploi salarié mais aussi mën na nekk auto emploi nag mooy ku nekk mën a demal sa bopp. di ab mbir mi nga xam ni kilifa diine yi ak ñi di jàngale alxuraan rafetlu ko. di lay jox nag possibilité nga xam yàlla xamaale métier amaale nanga loolu moo tudd teraanga. maa ngi ñaan liggéey di samp ni yàlla ko yàlla àggali yàlla mag ci réew mi seen nit bu amulee jot ku def lu bon boo nekkee ci tool yi ba ngoon li nga tal leneen lu dul daal di kër jàmm. xalifu njabootu Alaaji Ibou Sakho bu Ngexoox tëral na lépp li nga xam ne dina yombal projet boobu loolu rek ngir suqali liggéeyu ndaw ñi. ca Kaolack ak wàllum wér-gu-yaram poste de santé bu Cofak ak bu Sam ñoom ay jafe-jafe yu métti métti la ñuy dund bokk na ci ñàkk am ab ambulance bu ñu sukkandikoo ci infirmier yi ambulance wu district bi la ñuy jëfandikoo buñ demee ba amuñu ko nag ñi ñëw indi foofu seen i malade daanaka taxi la ñuy dugal mën leen caa rawale infirmier yi yëkkati kàddu yooyu ay jàmbat sax jagleel ko ki jiite commission santé ci assemblée nationale ginnaaw ba mu fa ñëwee di leen jébbal ay matériel ak ay garab reportage Pambay Diaw Fally Gueye. ñàkkum ambulance ci poste de santé bu Samb ak ca Coofak daal di indi njàqare ci infirmier yi ñoom nag ngir ñu évacuer malade yi rek ambulance bu nekk ci district sanitaire moom mooy ñëw bu fa nekkut ñu daal di louer ay taxi loolu nag doon lu dangereux ci malade yi. jafe-jafe moom du ñàkk mais matériel yi comme yi ngeen ko gisee ma dafa ñëw fi mu waree ñëw poste santé Samb parce que dañu manqué woon matériel yu bëri comme ay lal ak yooyu yëpp ay tension tout ça mais aussi ñu bañ a fàtte ne rek aussi soxla nañu lu mel ni ambulance ndax ba léegi poste bi amu ko te dafa bokk ci li nga xam moo ñu dimbali ci évacuation des patients. gannaaw jafe-jafe ambulance ñu ëpp ci ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci poste de santé yooyu amuñu contrat de travail honorable député Awa Gueye nekk présidente commission de santé ci assemblée nationale di xamle ne jafe-jafe yi moom dina ci taxaw ba ñi ci war a jot ci ba saafara ko. déglu nañ personnel yi fi nekk yëpp aussi bien Sam que Coofak déglu nañu seen ay manquements yi nga xam ne am nañ ko déglu nañ doléances yi nga xam ne tegal nañu ko mu jëm ci personnel bi parce que nee nañ xale yi fi nekk yu ci bari ay bénévole lañ ñuy ñaan ñu accompagner xale yooyu au moins ñu am contrat wala ñu am recrutement ci wàllu ambulance mas ñaari postes yi population yi leen di fréquenter dañoo bari dinañu porter plaidoyer bi au plus haut niveau mais aussi au niveau de la municipalité dinañu porter ces doléances yooyu parce que ñëpp xam nañ ne santé dañ ko def compétence transféré jagalee ko municipalité yi. poste de santé bu Samb ak bu Coofak ki nga xamante ni moo di présidente commission santé ci assemblée nationale daal di leen di jébal matériel médical bu bari ak ay agent de santé yi di xamle ni lii lu am solo lay doon ci ñoom ndaxte poste de santé yi fi nekk soxla nan lii di matériel.
les bonnes feuilles de la rédaction muy rubrique bi ñu leen di jagleel alxames gu jot di leen wanale ak benn téere tey Ibou Diouf bi mu tànn mooy bu El Hadj Amadou Ba Ndiaye téereem bi mu ngi ko dippee l'État et les jeunes au Sénégal 1940-1980 des politiques publiques à l'épreuve du changement mu di ab téere buy wax wala bokk di xoolaat bu baax a baax régime yi fii jaar yépp ak li ñu taxawal ngir fexe ba xañ na wàññi xadaru ndaw ñi wala bokk lijjanti seeni jafe-jafe moom bindkat bi dafa jàpp ni loolee li ko waral mooy ñiy jiite wala ñiy xalaat politique yooyu le lu ci bëri dañuy umpale ndaw ñi lan la ñu soxla wala bokk seenu place fii ci réew bu Sénégal les bonnes feuilles de la rédaction ak Ibou Diouf. téere bi di ab taxaw seetlu lu aju ci wàllu ndaw ñi loole nag xool seen jaar-jaar seen nekkin loole la bindkat bi di El Hadj Amadou Ba Ndiaye amal. téere bi maa ngi ko duppee l'État et les jeunes au Sénégal. bon lii dañ ko tàmbalee maanaam ci ab seetlu comme bépp gëstu bu scientifique di def day tàmbale ci seetlu et li ñu seetloon mooy fii ci suñu réew fii ci suñu continent fépp ci àdduna bi dafa amoon yuuxu yu jib jóge ci ndaw ñi. l'État et les jeunes au Sénégal atum 1940 jàpp 1980 ñu ne politique publique yi nga xamante ni jot nañ ko def ngir taxawu ndaw yi. loolee ñu jaarale ko ci ay programme ñu gis ni que ni nguur fi mujj ñu ngi jëm lu bari mais loolu yëpp boo defee maanaam xayma bi da ngay gis ni góom bi muy gën di yaatu. ci bile téere mu duppee l'État et les jeunes au Sénégal El Hadj Amadou Ba Ndiaye ñëwaat na rek def ab njàngat ci li nga xamante ne mooy tolluwaayu programme yi ñu jot a liggéey. moo tax téere bi day taxaw ci lu bari di xool ban gis-gis la ñu am ci ndaw ñi est-ce que dañu leen jàpp comme. ay yàqkat ñu tuddee ay révolutionnaire wala ñuy changer wala ñuy maanaam ñaxtukat wala ñeneen jàpp est-ce que ñeneen jàpp comme maanaam ñoo xam ne dañoo war a teg ci pegg bi wala ñeneen jàpp ñoo xam ne ni maanaam ñu war a suuxal askan bi. lu indi nañ ci ay jeexital ay tontu fesal ni naka la askan politique bi wala naka la parti politique jàppee ndaw ñi. bu ñuy wax ci nekkinu ndaw yi fii ci Sénégal jaarale ko ci seen mu yëngu-yëngu ci wàllu politique seen nekkin jafe-jafe yi ñuy dund loolee nag. ki nga xamante ne mooy bindkat bi indi na ci ay saafara. li ñu mën en tant que maanaam ñuy jéem di gëstu mbir soo bëggee saafara xam mooy lan maanaam ndaw ñi soo leen bëggee jàppale soo leen bëggee dimbali soo leen bëgg maanaam ñu bokk ci ñuy taawu réew mu jëm ci kanam faaw nga xam ñooy ñan. gannaaw liggéey bi mu amal bindkat bi nag dafa jàpp ne faaw ñu taxaw saytu bu baax a baax politique yi nga xamante ne jagleen lañ ko ndaw yi ngir soppi seen nekkin bëri na si yu bëri yoo xamante ne. nguuru Sénégal yi fi jot taxaw yépp amoon nañ ci ab gis-gis waaye saa su nekk dañ ciy am ay gàllankoor. jërëjëf Ibou Diouf dina dellu si waat alxames ak beneenub téere dañuy jàll ci ponk bu mujj li yëglekaay xëyee tey ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf mënum lëmm gi Macky Sall doon doxee l'observateur nee nañu génnaat na ca ndajem conseil des ministres gi ñu doon def démb ci àllarba ji fa la waxee yéene ju mu am moom président ci delloosiwaat poste premier ministre bi mu fi dindee woon 2019 li tax mu jël dogalub delloosi premier ministre ci réew mi l'observateur nee nañu am na ay source yu leen xamal ne mooy fast track di wasa gi mu bëggoon yore ne réew mi doxee ko moo amul li am moo di ak cooxe gu rëy ci coordination action gouvernement bi Soleil national wax ñu ne ci delloosi poste premier ministre ci réew mi ci la ñu jëm adopté nañu démb ca ndajem conseil des ministres projet de loi bi jëm ci def yu jooyandi ak i coppite ngir delloosi premier ministre bi fi Macky Sall sukkandiku ba ne moo tax mu bëgg koo delloosi Soleil national delloosi na ci xët mu njëkk ci xët mu njëkku Les Échos wax jànga fa li yéene kaay bi bind moo di Macky Sall dekkalaat na poste premier ministre bi mu fi gasoon ba suul mu dolli ñu ci ne Union africaine gi ñu ko war a dénk mooy dëgg-dëgg il lay delloosi premier ministre Le Quotidien nañu Macky Sall dellu na gannaaw def na marche arrière ca dogalam ba la yéene kaay ne ko ba aw yoonu sampatu premier ministre ci mode fast track témoigné nañu moom kay fast track gi mu doon wax ba tax mu jëlee woon fi poste premier ministre fast track ga dafa lajji moo taxit ma nga cee bëgg a génnaat ba set wecc jëf ji ak defin wi la témoigné gis ci nit ku teg benn jéego jëm ca kanam ba nuppi tegaat ñaari jéego dellu gannaaw moo fi jëloon poste premier ministre ci coobaree boppam fanweeri weer ginnaaw bi mu ne da koy delloo siwaat moom Macky Sall ak ni mu doxale ci yëf yi suur soit ni mu ko jàppe moo di gaal gu réer ci digg géej xamul fu mu jëm di wëndeelu Guy Marius Sagna di ko dëggal ci Vox Populi ba di fa wax ne li am dafay firndeel ne Macky Sall ak régime am xamuñu fu ñu jëm dañuy làmbatu ak a tañax-tañax yi dem lan moo tax Macky Sall ne dafay dellu siwaat poste premier ministre ci réew mi Vox
Vox Populi ma nga ñu koy leeralal enquête dina kay nañu li ko waral du dara lu dul dem nañu ba xam ne dindi gi ñu fi dindeewoon poste premier ministre du xalaat bu baax firnde li moo di bi fi Mahammed Boun Abdallah Dionne jóge ak léegi ñaari weer ak genn wala daanaka projet yu mag yi état bi teg yëpp lu ci mel ne TER bi BRT bi port de Ndayane université Amadou Mokhtar Mbow ba ci yeneeni projet ay projet lañu yoo xam ne demuñu cëng dikkuñu mbaylaar avancé wuñu leneen li ci enquête dina kay gis moo di Macky Sall ak li mu nekk ku jóg mbaa lu jóg jote ci moom bu amaate ab premier ministre bu dakkulit dina wàññeeku enquête dina kay nañu laaj bi kay mooy kan mooy doon premier ministre bu bees bi Macky Sall ak waa këram dañu ma bëggoon a boom kàdduy Ousmane Sonko la ci xët mu njëkk journal Le Mandat ubbil yéenekaay bi moom jiital parti Pastef démb ba muy conférence de presse fa la ko waxee wax ne keroog ba ñu ma wooloo tribunal may wuy ji ñetti fan ci weeru mars 2021 dañoo attaqué sama convoi fitna juddu ca ba fukki doomi aadama ak ñeent faatu ca juróom-benni téeméeri nit jëlee ci ay gaañu-gaañu mu ne ñeenti fan ci weeru février 2019 ca Ndar Mansour Faye mu yónnee woon ay nervi ñu attaqué ñu porté woon nañu plainte waaye ba léegi mujjul fenn ca Fatick attaqué woon nañ fa ay militants yu Pastef ba am na ci koo xam ne ba léegi ma ngay faju ca Aéré Lao kii di Mountaga Sy njiital APIX moo yónnee woon ay nervim ñu ñëw attaqué si ñu Sud Quotidien nañu moom Ousmane Sonko li mu ne woon charte non violence gi ñuy wax di ko signé foofee mu taxawoon fa la taxaw ba léegi nee na signé wul lise ko nañu coalition bi mu bokk mu di Yewwi Askan Wi ñoom it nee nañu signé wuñu démb bi ñuy daje ak ñi indi xalaatub charte non violence mu di cadre unitaire dialogue islamique du Sénégal ca lañ leen ko waxee Habib Sy bokk ci ñoom di wax ci journal bi ana li waral ñu ne duñu signé charte non violence bi Ousmane Sonko nañu ci xët mu njëkk journal L'Info ci président yi Sénégal masa am yépp Macky Sall moo ci gën a violent mësee su ko dégg mu génn ñaawlu attaque yi ñuy def jëmee ci ñun waa Pastef te du ngeen ko ci mës a dégg mu di ci wax ndax moom ci jëmi boppam moo ko santaane football katu Sénégal bii di Krépin Diatta ay mbiram record yéene kay nee nañu taq na suuf ne coupe d'Afrique bi ñuy séntu du ca bokk match barrage yi Sénégal war a def ngir mën a bokkit ci coupe du monde Qatar 2022 du ca mën a bokk ab gaañu-gaañu bu mu am keroog moo ko waral journal Stade dëggal xibaar bi ci xët mu njëkk ba wax ñu ne ci óomu càmmoñ bi ca la gaañu l'observateur mel ne ko naan ñu caaf xam na ndax Krépin Diatta bu forfait lu bari ci pay Aliou Cissé yi dana jaxasoo. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye sant ko gërëm ko ak yéen ñi àndoon ak ñun ci xibaar yi rédaction bi di leen dig daje bu 19h30 jotee incha allah ci yeneen xibaar di leen ñaanal kenn dal ak jàmm waaye ci kanam tuuti da ngeen di dellu fële ca siège bu Orange ànd fa ak Pape Cheikh ci Midi Plus mbokk yi jërë ngeen jëf ñu yendoo ak jàmm.